ñoo compose suñ exécutif bi dañ seet ñu nga xam ne mosu ñoo nekk benn camp taytuñ fen ñu isi leen loolu nag bu ñu demee ba li fi am nañ ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi woon si yeneen camp yi ñun ñoo boot because ñun rek duñ mun a yóbbu suñ ko fuñ jaar laaxu si ñeneen ñu nga xam ne tamit yàgg nañ ci xam nañ ci ñoo xelal ñaareel bi mooy ñu ne ñun suñ ñëwee dinañ mën a développer football te football soo ko développe da nga starté from the grassroots dinañ dimbale team si ak region si ñu gën a am luñ mun a taxawalee football si seen gox yi ak seen région si like région si ñun dañ ne suñ ñëwee dinañ leen dimbale at least 4 years si ñoo am dinañ try région bu nekk ñu am bilal leen administrative headquarters ñu bàyyi lu waasi ak aba néegi jàmbur yi ñoo nekkee team si tamit dinañ try ñu yokkal leen seen subvention bi team si digga lu ñu leen dee jox moom ñun sax lu ñu leen proposal loolu doyut because soo seetee 300,000 ñaari maaj rek dafa war a jeex soo seetee sa player salawaan si sa maaj bonus si sa camping ak yooyu doyut waaye ami Gambia foofu la tolloo moom so ñun dañ propose ne ñii ñu ngi dajee 150 ñun suñ ko amee dinañ ko mën a yokk up to 300 yu bëri si pipeline bi bu gaa yi demee through di manifesto du ma ko mën a tënka noonu rek si waxtu bu gàtta waaye everything is contained in the manifesto suñ demee dinañ ko fa gis te ko riit soow di nga ko gis su fekkee ne bëgg nga développement dëgga di nga votal wante wax nga ne na yow léegi nii xam nga ñaata amount la FIFA de dal di dugal fu nga xam ne muy football yi Gambia pa iya bi xam nga ñaata amount bi la wante su fekkee tam xamuloo ko tam projets yoo dal di wax ni tam na ngeen bëgg a dal di ut lu nga xam ne mooy sponsors da ngeen bëgg a government bi tam chip in tam pour dimbaleen leen waaw lu xew mooy FIFA amount bu ñu dee yónni to every national association bu nga xam ne affiliate na FIFA is $1 million and they are intending ne dinañ ko yokkatu $1,250,000. That's a lot of dollars. That's a lot of dollars if you change it. Project si tamit la nga dee bina proposal nga yónnee leen so am na project yu bari yi nga xam ne ñu si FIFA website bi yow you just need to write your project proposal nga send ko nga back ko then you will be given the money nga go ahead with your project waaye dem yëpp ñëw kenn du mun a defal project si sa dëkk te doo soxla government foo jaar soxla government because government moom laan si moom lu nekk te moom mooy créer di enabling environment pour nga mun a def lu mun so dinañ bëgg dinañ nekk soo suñu diggante nguur gi mu tax trop da nga xam ne luñ bëgg rek dina nekk seen rôle because football du mun a dem gannaaw nguur gi comme nu ko ñeneen ñi dee waxee di wax ne FIFA mun na bu kenn intervene ma wax la leen a tey ngeen nit ñi gàm ñëpp xam ko amul kenn kuy organise World Cup ou Africa Cup te sa nguur gi signul kayit ne ànd na ci loolu sa mën naa la see dimbali sax parce que léegi soo toogee sa benn kona nga ne government warta interfere te foog soo buggee organise World Cup government su sign World Cup bi du dem soo buggee organise Africa Cup su government sign Africa Cup bi du dem yow nga ne government warta interfere te government mooy the main stakeholder in football government moom football moo create Ministry of Youth and Sport kii si yëpp dem so loolu moom man dama ko dee jàppee caaxaan rek wante léegi on a personal level yow lan mooy sa relationship at the current Minister of Youth and Sports at the current Gambia Football Federation at ku nga xam ne mooy président Adama Barrow parce que gisoon nañ ko fi woon bu fi daal di ñëwee woon solo na mbubi Arsenal jabaram daal di demoon diggante Gambia ak Burkina Faso moom tam tereloon ñu nga xam ne ñooy waafu team bi lan mooy sa relationship at current ñoom Lamin Kaba Bajo at Minister of Youth and Sports at président Adama Barrow si wàllum football wala si wàllum sports start ci ministre bu nga njëkk a Minister of Youth and Sports moom mooy suñu ministre bi ñun ñëpp although meetaguma ko waaye I plan to meet him today tey bëgg naa fa dem nii maa si office bi in the next 15 minutes naa fa dem ma seet naa ko mën a gis ma introduce ma ko fa wax ko mooy kan xëy na dinaa xam mooy kan waaye mosuma ko meet mosuma ko gis tamit xëy na gisante nañ waaye that's been long time ago when it comes to GFF aw ma ak ñoom benn problème Lamin Kaba Bajo is my brother Lamin Kaba liggéey naa moom amante nañ liggéey nañ bu ñu nekkee Morocco si embassy bi mu nekk ambassadeur ma nekk finance attaché bi foofu amante nañ ko bu baax dara doxul suñu diggante lii dafa nekk place boo xam ne la Gambian si yëpp a ko soxla ku wala ku ko soxla rek mun nga apply te dama ko soxla so su jeexee nañ continuer suñu adama yaa ñu nekkaat benn beneen bu si des nguur gi man si nguur gi laay liggéey correct ñu ma poste office of the president maa ngi nekkaa ñëpp jaama fii loolu rek moo am keneen ku foog ne dafa am government nag su buggee interfere si am na right because moom mooy yëpp su gisee ne coow ngi jóg mun naa interfere xaw ma nag ban level ngeen di xalaatee loolu waaye man am a civil servant am working for the Gambia
gis nañ ne tam si sa members yi am nañ fa benn jigéen am na yeneen jigéen tam yu fa dal di nekk FIFA ñu dal di fa am Fatima Soumaré football yi jigéen ak dal di dugal jigéen si seen administration loolu tam naka la leen dal di ñoree. loolu moom daf ñu ñor trop te foog naa dafa ñor Gambien si yëpp because soo seetee constitution bi sax nuñ ko constitution yi GFP bi bu ko ñoom Omar Sy Alaaji Omar Sy doon defar loolu lañ fa def dañ am female football association ba pare dang dee am 2 members of the female football association ñu nekk executive member te loolu ñun ñëpp dinañ ko continuer bu su fekkee yàlla jox nañu place bi nañ leen gën a dooleel nañ leen gën a taxawal nga xam ne si suñu manifesto sax ñu fa def ba propose nañ ne góor yaa ngi am nawetaan lu tax jigéen ñi mënuñoo am nawetaan foog nañ ne nu góor yi di showcase seen boppa noonu lañ war a rawee jigéen yi tamit ñu showcase seen boppa loolu nawetaan bi nu mu fesee ak góor yi du fes noonu ak jigéen bi waaye with time dina gën a fes tamit so boobu definitely mu si suñu agenda bi te dinañ ko bàyyi xel bu baax. wax nga ne da nga bëgg a dal unify Gambian football stakeholders yi ñu ngi dal di messel maire wala explain yi lan nga mean si unification of Gambian football ne comme ni ku nekk mu ngi dal di maire naka da nga bëgg a dal di essayer gars lu nga xam ne mooy benn parce que tam ñu am football field regional office wax nga seen affaire training coach si tam lan mooy unification boobu si sa xalaat. when it comes to maire yi ñun ñëpp dañu war a bàyyi maire ñi nga maire ak bedda moo ñu gis bu ñu nekk nii. nga gis ne yow di nga mun nga am xam-xam yàlla dinañ dalee yëpp pour nga mun a yóbbu football waaye soo meree nga toog benn place. yàlla ñoo is ñoo xam ne pare wu ñoo yu liggéey rek su ko defee ñuy gën a sona so nit loo mer dama la sa xel ñun ñëpp ñu bokk ak yóbbu ko when it comes to football field si loolu dinañ make sure ñun suñu yàlla joxee place bi dinañ ñëw ak liggéey ak stakeholders yëpp government CAF FIFA public private enterprises yi ñoom ñëpp ak local government authorities yi ñooy joxe land you request them to get a land then ngeen uti xaalis ngeen fence field bi ngeen develop ko because field bi mooy loo xam ne mooy mun a develop football doole mun a play si suuf Gambia société field yu am ñax bariwut ñu si play si suuf si rek so it's high time ñu develop field si and government mooy di major player in that so buggee develop field si foo jaar involve government. wante yow si fekkee ne yàlla def na ne yàlla tere wiinuloo ndax tam in the next couple of years ni nga dal di gën a tax rib si lu nga xam ne mooy football Gambia di jël campagne na tam soo luusee tam daal is over daal si yow. non su ma luusee du over because xam nga man currently man referee laa. ñun referee we are always referees we come together dañ dee dem di waxtaan ak suñu nit ñi biñ seetaanee match dinañ advice referees yi ak we will continue to be at referees. currently man maa ngi si maa ngi dëkkoon Banjul waaye léegi maa ngi am kër topp naa Lamin United seen team bi maa ngi fa involve bu baax ñu ngi try relegate on to third division ñu ngi try katiwaat leen football mooy lu ma la wax rek duñ géeda dinañ si nekkaat dinañ demaat ñi sax wala kuwin suñu ooyee nañ kaay leen liggéey te ñu gis ne temps suñu buggee ñu liggéey dina dem te duñu yaaxat suñu caractère dinañ bokka ba pare tam wax nga sooy liggéeyal nit tamit da nga am soo ne bul yaaxa sa boppa te élève bi na ñëw. wax nga affaire referee Ibrahima Diallo kaaf daldi ko sanction ne dafa daldi jëloon lu nga xam ne mooy bribe Ghana tam barki démb rek ma daldi gis ñu daldi suspend 72 referees foog nga ne yow su fekkoon ne yow yaa daal di nekkoon président bi Ibrahima Diallo ni nga ko daldi defend lu nga xam ne mooy intégrité bi ba pare tam ni nga ko mën a daldi jox access naka da nga daldi jàppee football ak corruption sakatuma referee. waaw man su fekkoon ne lii man maa nekkoon président bi parce que ma laa jox suma xalaat dama doon jóg man suma boppa dinaa fay pass because foog naa joxoon nañ leen chance pour ñu defend seen boppa dinaa jóg man suma boppa dinaa ko fayal suma boppa pass as president of the federation ma yóbbu ko mu defend boppam te dinaa ko dimbale ba mu génnee boppam because lu mun di xew lu su ñaawee rek Gambia football moo ñaaw so dañ ko waroon a toppa ba mu rafet bi nga xam ne ñun setal nañ ci suñu boppa. When it comes to corruption in football is at all levels. Man de loolu suma xalaat is at all levels. Xëy na kuñ jàppa rek moom la ko sam feeñ. waaye du ma gis si teg bu ñu teg pour Ibrahima Diallo man suma xalaat loolu is not a bribe kenn du bribe referee si dressing room. wante ba léegi tam lu nga xam ne mooy sponsorship dafa dal di ñàkk si football Gambia ligue bi amul sponsors national team bi amul sponsor affaire sponsor daal dafa doon ndax yow tam foog nga ne
mun ngaa kóoru kara sponsor si biir Gambie ak outside nga dal di attract investors yi dal di jógee fu nga xam ne muy Qatar muy Sénégal muy Nigeria naka da nga dal di gisee yow sa xalaatam affaire sponsor dafa war a dal di ñëw si football fekkante du government bi rek wala FIFA subvention bu nga xam ne da ngeen ko dee am. waaw li nga sponsorship dafa deal with the quality of football bu ñu am si dëkk bi su quality bi éegee rek business yi si ni ñëw showcase seen business pour ñu mun leen a gis xam nga leena man dama ko dee jànga Morocco comme benn compagnie ñëw ne la dama jëna man dina sponsor waaye bëgguma gis keneen loolu dëkk yu bari duñ koy accept da nga ak competition la kii dafaa ñëw dugal la 50,000 or 1 million keneen ñëw dugal 2 million keneen dugal ñoom ñëpp nga def seen billboard si ñu sponsor yu nga lonka leen team si ñu sponsor ñun suñ xalaat mooy dinañ make sure ne ñu yokka ñu lifin upgrade league bi quality bi baax su ko defee ñu mun a am compagnie si ñu jël team si dinañ try ñun suñ boppa pour gisee ak compagnie si ak parastatal si comme ay Bosch gis na ñu ngi am team dinañ dem gis ay civil aviation ak yeneen du ko am na ñoo xam ne bugga nañ team munuñ ko am nawet bugga na team civil aviation bugga na team nga dem gisee ñoom nga gis benn team buy soote mënu soleem nga lonka leen ko ñoom ñu doxal ko den di nga gis ne boobu xam nga permanent sponsorship la te xale yi dinañ fa am liggéey tamit dinañ woo ak partnership daal pour make sure ne sponsorship am na dafa des si nuñ ko channelee rek and how committed we are. Electoral Commission bi wax ne dañ dal di disqualify sa 7 members loolu lan lam yokk si seen camp bi daf leen dina put together daf leen dina gis ne daal lii njuuj jaaj mu fa ba pare tam naka da ngeen nekk di dal di takkule issue bi ba pare tam lan mooy sa message pour lu nga xam ne mooy daal ak tey ak lu nga xam ne mooy teggin tam si sa camp. waaw ñun first time bu ñu déggoon ne gars yi disqualify suma 5 members yi discourage woon naa waaye bu ñu toogee as a groupe ñu waxtaan ci dañ si lañ jël benn approche ne ñu appeal so bu ñu appealee gars yi appeals committee bi reject ko tamit léegi dañ bindaat to the sports council asking for redress ñoom tamit foog naa dinañ seet naka la ñoo tëlalee mbir yi waaye buba dem na ñëw na man foog naa dañuy ragal rek ñoom ñu ngi wax ne ñoom nit ñi yëpp ñoom lañ support yow su la nit ñi yëpp supporté loolu ko disqualify demal nga jox leen ñoom ñu am 0 vote waaye lu si nekk mooy electoral committee bi dañ xamul lu ñoo def rek dañ toog foofu ñu ne comme coach Kaaw ñu ngi nominate Kaba Cissé président yi team bi moo sign mooy seen deputy managing director Ousmane Jobaate ba pare mu emboss form bi seen secrétaire général bi xaw ma naka la tuddaati maa ngi amee trop waaye Lamine Diassé déedéet secrétaire général sports ok moom dégg naa dafa demoon si benn meeting GFF mu déclaré ne ñoom poche Kaba la ñoo support moom xalaatam la wax laajut institution bi fan la seen xalaat nekka so léegi ñooñu bu ñëwee di nominate Kaba looloo ko naxari signut form bi so président bi o assistant secrétaire général bi mu sign buba Poch is a big institution te moo gën a organise GFF bii may laa wax nii right now GFF bu fan ñu fa nekka nii Poch moo leen gën a organise benn nit du mun a hold the whole institution to a ransom bu bañ a sign lan la tax nit ñi dee am députés su fi kii nekkut kële sign moom fële la xalaat nekka te dëkk bi naka institution bi fële la seen xool nekk soo ñu wax assistant secrétaire général bi mu sign these are internationally accepted norms somebody signing for president somebody signing loolu fu nekk la dee xew so ñoom suñ mënta accept loolu bon ñoom seen xam-xam dafa màccut ba pare soo seetee ñoom seen composition bi dañ ci mënul dara rek suñ ci mënul dara tas nañ ko Kapi mooy chairman bi Kapi mooy président yi GNOC mooy président bi Lamin Kaba Bajo mooy vice président yi GNOC soo aadee ñaar yi nga seet seen diggante suma waaye lu mu tuuti su mbir mi jotee dina ko jox féego mbaa mu jox ko tuuti advantage natam capital chairman bi tamit nag capital lu mu nekkee outside the country ma ne nag Kapi lu mu nekkee outside the country tam loolu tam teyul leen xel Kapi waroon na fee dal di nekk all these weeks dal di rek la yëpp tey na xel loolu rek mu ngi dem si lu gars yi def ne suñ gars yi comme nobody should deputize for the president or secretary general ñu sign nomination form bi waaye ñoom right now somebody is deputizing for their chairman lu tax ñu accept somebody deputizing for their chairman when he is not in town ba pare accept ñu yeneen institution yi nga xam ne ñoo gën a organiser institutions yi somebody deputizing for their officers Kapi nekku fi waaye ñoom seen
assistant chairman bi mu ngi doxal ak yeneen committee members si xaw ma nag ñaar ñetti ne dafa dee toog xaw ma because kenn duy xam ñoom nee na fa nekk rek di def lu leen neex. wante léegi pare ñu ngi toogoon di téléphone nit ñi di laaj yow yaa sign yi which is very unprofessional ñoom su fekkoon ne dañ bëgg a professionalism dañ doon oo di candidate himself ak ñu lifin ñu teg leen laaj leen. waaye yow nga toog si sa office call téléphone def ko loudspeaker def ko speaker ngay wax Malick yaa sign for me nomination yi kaaba bi nangam. Is that professional? No, because yow yaa ngi wax si téléphone bi óor na la ne ku nga waxal Malick la ndax óor na la ne diw sangam la. ndax ñoom sax kolluñ keneen ku nga xam ne dina mun a disqualify candidate yi yooyu yëpp dafa tey suñu xel mën nañoo kool keneen. koo xam ne du sangam ñu ne ko waaw nañ la kool waxtu sangam because nit ñi lu nekk dafa possible léegi si àdduna si. wante Malick léegi gis ne. xëy nañ mën a doxal a very fair election this electoral committee fooguñ ko daal. wante Malick yow gisoon nañ la fu nga xam ne mooy Brufut léegi lan mooy sa top plan bi nga ne da ngaa dem si Minister of Youth and Sport na tam ni nga dem ba Basse tam lan mooy sa plan si wàllum tool bi daal di mit lu nga xam ne mooy stakeholder si ak club si ak individual si ak association si tam. waaw maa ngi door di mit club si démba mit naa ñetti club waxtaan naa ñoom last week tamit mit naa another allied association. This weekend bëgg naa dem si dex gi ma waxtaana region si yëpp incha allah. si ma joxee chance bi. dinaa waxtaan ak team si ak even team su ma bëggut sax dinaa try gis leen su ma bëggut a gis fine region su nga xam ne tamit bëgguñ maa gis sax te ñu ne kabaale I would try to talk to them. waaye lu ma wax nit ñi rek bëgg mooy nit ñi yëpp ñu bàyyi seen xel. lii yëpp dafa passé. gis nga place bi ñuy ut nii yàlla joxe na ko ba pare Aida Kaba o Malick la. su fekkee Kaba la mënuma si dara dafa delluwaat mu toog foofu su fekkee Malick la ñoom mënuñ ci dara Malick dina fa toog lu yàlla def la. so na rafet su ko defee ëllëg ñu mun a xoolante. wante am na ñaari place lu nga xam ne loolu ñor na Gambian football mooy ex national team players yi ou ex national team coaches yi ñooñu ñëpp ñu ngi dal di toogaa seen maire boolewum leen yow naka da nga bëgg a dal di saafaral gaa bi pare tam ñaareel tam mooy ne goal project bi tam xaalis yu bëri dal di faa dugga yow naka da nga koo dal di développé pour bu dal di saaf lu nga xam ne mooy purpose bi ak dal di saaf lu nga xam ne mooy purpose si FIFA. to the ex-players ak ex-referees ñu ko def si suñu manifesto bi di wane ne dinañ leen oo ñu use seen expertise ak seen advice soo seetee ex-players yi ak coaches yi because ex-players yi ñooy coaches yi woon ñoom seen time dañ daan play ak seen xam-xam amoon nañ talent xaalis amutoon fii si développé bi woon waaye soo gisee seen talent si was magnificent so ñooñu da nga leen need pour ñu ñëw on board ñu advice naka ngaa demee through if you don't have them doo dem fenn because you must get them dëkk yu bëri ex-players yi ak referee yi ak coaches yi ñoo leen nekk di dimbale. even ex-commentators yi sax ñoom fu nekk lañ dem. gis nañu lu bëri you need them ñuy la advice bu ma demee fii de lii laa fa gis nii dañ leen ñu try nii. we will get them on board mooy lu ma laa wax rek dinañ unite football fraternity bi ñu everybody on board dañu am a stakeholders meeting ñu am a blueprint dañu mun a forward. beneen bi yaa ngi wax yëfi technical center bi xaw ma football hotel xaw ma hostel. waaye foog naa dañu war a bàyyi place bi mu nekk technical center for the development of football and training of footballers. dégg naa xaalis bu bari fa dugg nag documents yaa ngi wër maa ngi try pour teg si suma loxo amaguma ko waaye su ma ko amee rek naa ci wax dara incha allah. wante léegi team Malick sax kan moo ko dal di sponsor parce que nga ne yow yaa bëgg a dal di ñëw dal di isi lu nga xam ne muy changes nga ne change for change with dignity kan mooy sponsor team Malick na tam individual la na collectif la tam na dafa am tam ñu nga xam ne ñu ngi overseas wala nguur bi la wala lan kan mooy sponsor team Malick kan moo ko dapaas. collectif la ñun ñu nga xam ne ñun ñoo nekk si mbir mi yëpp te bëgg a change. ñun ñëpp dañ dee cipin ku nekk dañ dee sànni loxo suñu waree def dara dañ dee wax ne ëllëg dañ bëgg a def lii ku nekk sànni loxo. ñu dem last time bi bu ñu unveil suñu team bi ñun ñëpp dañ sànni loxo ñu luy xool. jënd ndox pour nit ñi. di seen thing fu ñu bëgg a dem rek dañ dee make sure ñu sànni wante loxo. amuñ kenn ku ñëw sponsor waaye ñu ni ne ñu ngi sànni wante loxo te yàlla ñu suturaangu. te yàlla na continuer di ñu sutura ñu ngi nekk benn ñu ngi in high spirit although gars yi ñoo spirit ñoo jox problème si daa kii disqualify kenn waaye ñu ngi intact ñu ngi mit ñu ngi joxante xalaat. so lan mooy sa final message bi tam team Malick wala sa soppe yi wala sa famille yi because ñu bari ñu laa jéem a baag ba pare mbiri bi tam wax bi ñu ngi koo dal di waxoo ku nekk mu ngi dal di bind ne
changes war naa am ñeneen ñu ne Kaba ma fa war a dal di toog wax bi bëri na wante yow yaa ngi wax ne buñ dal di saaga buñ dal di xaste ñun ñëpp ñoo dal di nekk soose ak joola ak lifin bi ñun ñëpp ñoo dee dal di liggéey biir Banjul wante ñun ñëpp ñoo dal di seyante lan mooy sa final kàddu daal la man suma first kàddu lu ma wax Gambia si ñun ñëpp ñu bàyyi suñu xel ne lii dina passé na rafet although issues yi war nañoo ñëw issues yi war nañoo ñëw lu ñu teg all the issues on the table corruption yeeg dirty dealings yëpp you should bring them on the table and you should be factual ba ñëpp gis ne lii moo xew su ko defee ku mun di toog foofu di nga ko bàyyi xel ba pare beneen bu ma wax Gambia si mooy because bu wax Gambia si xamuñ football nu moo demee xamuñ finance ñu moo demee dama dee doxa nit sax mu ne ma naka laay voté man maa ngi woon Gambian si ne su ma yàlla joxoon place bi dinaa make sure may am radio programs educate Gambian si on how football is run how the financing of the football federation is executed and so on because people need to know doo toog foofu rek nga foog ne FIFA mu ngi laa yónnee xaalis nga foog ne yow sa nguur la yaa ko doxal nit ñi yëguñ people should know naka lan la ñu yónnee because it is sent in the name of the Gambia dinaa make sure ñu ñëpp xam naka la ba pare dinañ defar a proper constitution boo xam ne du favor kenn dinañ kick out dictatorship in football because dictatorship mu ngi lum in football because right now yenn teams yu nga xam ne dañ ma dee support ñeneen ñi su ma leen demee dañ dee wax ne feeñ naa la ma ngi laa support bu ma feeñ waaye because du ko mooy gars yi dañoo xeex ma team mu wàcc loolu xam nga dictatorship la ndax ku la support nga jëm ko put out dinañ ko xeex ba mu génn si football fii indi Gambia everybody should be free to make his choice incha allah waaw kon jërëjëf Malick